13h ci télévision Futurs Médias mbokk yi salaamaaleykum dalee nag jàmm ci jotaay xibaar yi li ci gën a fës te ñu dem ko jukki nemmeeku ngeen gas bu bari yi nga xam ne amal nañu ko ci Ndakaaru rawatina nag yenn ci ay wek yoo xamante ni ndaamaar ya dañu fay jaar yu bari lu ni mel itam indi ay embouteillage maanaam dem ak dikk daal di taggatémbe rawatina ci pont de l'émergence Aliou Sow waaye bu ñu sukkandikoo ci chef bu projet bu bus rapide transit Ageroute jàpp ne nag liggéey yooyee bu nuppee askan wi dees na ci mën a gis seen ak bopp rawatina nag mbënd wi nga xam ne dañu koy nemmeeku at wu yàlla sàkk fa nga xam ne nag moom moo di diwaan bu Grand Yoff daañu wax itam ci leneen mu ñeel wàllu wérgu yaram réew bu Sénégal daana jéggaani lu toll ci téeméer ak juróom fukk ci ay milliards ci ay garab yoo xamante ni loolee nag la ñu ci sóob moo xam ñi yëngu ci wàllu wérgu yaram jamono yi nag ñu ngi def seen kéem kattan ngir daal di relancer li ñu dippee industrie pharmaceutique lañ ca jublu bokk na rek ca la ñu jéggaani xaaj ga ñu koy amalee fii ci réew bu Sénégal fii ak atum 2035 daañu wax itam ci leneen mu ñeel pèlerinage marial bu Popenguine daañu fa dem itam fekk fa suñu ay ndaw Pape Fara ñi nga ak équipe ba mu àndal ñoo nga fay di def liggéey bu mucc ayib daañu wax itam ci yële jamono ñi nga xam ne nag ñoom ñooy dox jëmali fa fan la ñu toll daañu dalal keneen mu di Omar Gueye njiit bu tournée académique ak itam sociale mu ñeel lépp lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi xam ngeen jafe-jafe yi nga xam ne nag moom la jànkonteel ci yële jamono ñoom ci seen bopp di def kéem kattan ngir rek daal di génnee lu ni mel ci aw guuto daañu wax itam ci lépp lu soxal wàllu tàggat yaram xam ngeen ne match yi nga xam ne nag moom moo doxoon ci diggante réew bu Sénégal ak itam Bénin ñetti bal ci benn daañu waxtaanee la nga xam ne nag moom moo amoon ca stade Abdoulaye Wade diwaan bu Diamniadio daañu ci ànd ak Mamadou Ndiaye mi nga xam ne moom moo koy faram-fàcceel mbokk yi léegi-léegi ñuy daal di yaatal. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi dañ koy door ak na nga xam ne nag noonee lañu ko junjee woon ne meek ngeen embouteillage yi nga xam ne nag ñoom ñoo am ci Ndakaaru ak lu ko wër bokk na ci li ko waral gas wu wëri bi nga xam ne nag daal nañ koy amal ci wile diwaan mu mel ni itam yenn ci embouteillage rawatina ca pont de l'émergence Aliou Sow waaye bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne nag moom moo yor projet bu bus rapide transit Ageroute jàpp ne nag liggéey boobee bu nuppee askan wi daañ ci mën a gis seen bopp bu baax baax lépp lu soxal itam wàllu dem ak dikk dootul tàggate mbéti benn yoon ci Ndakaaru ak lu ko wër leneen itam lu ñeel mënd mi daañ ci indi ay saafara Alxasan Baya Diallo ci reportage ñu teewlu. amal jëm ci wàllum pont bu émergence Aliou Sow ay dawalkatu woto yu bëri ba ñu xëyee ñu ngi samp ay laaj ana lu waral embouteillage yi ak déviation yi tontu li mooy liggéey yi ñuy amal jëm ci wàllum réseau hydraulique bu bus rapide transit BRT. ab opération bi nga xamante ni li ko tax a jóg mooy régler jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci wàllu mbënd mi. population yi nga xam ne tey jii ñoo dëkkoon Grand Yoff dañ doon gis ni nawet bu mosaan a jot nit ñi dañ daan am ay jafe-jafe yu métti ndax ndox yu bari daan jógee Cissesse côté Foire yi daan jógee Grand Yoff ak yi nga xam ne ñoo ko wër ndox yooyu yëpp da daan daje biir Grand Yoff te station bi nga xam ne moo fa nekkoon daawul am doole ji nga xam ne moo war pour mën a yóbbu ndox mi donc tey jii ci liggéeyu BRT bi. dañoo jël solution boo xam ne solution définitive la maanaam liggéey bi ñuy def nii metti na lool ndax indi na ay jafe-jafe ci dem ak dikk bi dem ba léegi ci Ndakaaru waaye suñ ko xësee ba def ko ba noppi kenn dootul soxlaati dara loo xam ne war nañ koo liggéey fii ci wàllu assainissement ci diggante bi nga xam BRT mu ngi fiy jaar ci Grand Yoff donc bu ngeen xoolee daa nekk ay canal yu mag yoo xam ni mën naa ni diamètre 2 mètres en PRV yu ñuy posé pour jël ndox yi jógee Grand Yoff yëpp ba Liberté 6 connecté leen ci bassin émergence bi. ngir régler jafe-jafe yi nga xamante ni liggéey yi andi nañ ko mu jëm ci wàllum dem beeg dikk bi ab plan de déviation la compagnie de circulation bu police nationale teg. ñu ngi ciy jéggalu population yi du loo xam ne suñu coobare la waaye dañ koy def ngir rek bëgg lu jag bëgg loo xam ne moo gën li fi nekkoon te it am na ànd nañ ko ak police ànd nañ ko ak kilifa yi nga xam ni ñoo jiite loolu def benn plan de circulation. jàpp nañ ne liggéey yi dana jeex gën gaa yéex talaata juróom-ñaari fan ci weeru juin gi ñu nekk.
jërëjëf Alxasan Ba mbokk itam ñu wax ci leneen diwaan bu Sédhiou mu ñeel itam lépp lu soxal li nga xam ne nag moom moo soxal wàllu dex xorom yi nga xam ne itam dañu koy nemmeeku foofe jamono yi nag def kéem kattan ba daal di dakkal lu ni mel lépp lu ñeel itam autosuffisance ci wàllu ceeb bi ñoo ngi cay bay seen waar bu baax a baax programme d'appui mu ñeel programme national d'investissement agricole fii ci réew bu Sénégal ma ngay doxi jéego ci mbir mu ni mel Bakary Konté Xaali Jàmme ci reportage ñu teewlu. mooy yokku ceeb bu ñuy béy fii yokku production bu ñuy def fii Sédhiou voire doubler ko wala tripler ko te xam ngeen PAPSEN dafa doon programme bi nga xam ni dañ ko privilégié ci PRACAS. fii ci région bu Sédhiou ay hectares suuf fu mu nekk nii xorom si jël na ko bëri na ci ay vallées yoo xamante ne kenn mënu ko exploiter lu ko waral nag xorom si nu mu ko jëlee pour nag daal di xeex salinisation boobule ak yokk production agricole bi loolu moo waral PAPSEN ak coopération italienne daal di aménager 4000 hectares si suuf. objectif bi mooy yokku ceeb bu ñuy béy fii yokku production bu ñuy def fii Sédhiou voire doubler ko wala tripler ko te xam ngeen PAPSEN dafa doon programme bi nga xam ni dañ ko privilégié ci PRACAS parce que ñun focus bi ci riz bi lañ nekk donc moo tax nu ñuy aménager vallée yi pour yokk superficie yu ñuy béy après ñu ñëw former leen ak PPATRD mooy waa ISRA ak CNR former leen naka la ñuy béyee ceeb bi pour seen production mën a yokk donc l'objectif c'est d'ici peu de temps peut-être ñu mën a atteindre autosuffisance en riz. Mody Amady Ndiaye sous-préfet bu Bonna di dellu ci importance projet bi. déjà dina permettre ñu sécuriser yenn terres yi nga xamante ni ñoom danañ fi béy ba nga xamante ni xorom si dootu ci mënta yegg waaye itam dina permettre à moyen et à long terme ñu gën a n'est-ce pas amaat yenn terres yoo xamante ni dinañ ci mën a pratiquer la riziculture mais itam gis nañ ni ouvrage yooyu dañ fa ànd ak ay piste yooyu dina permettre aussi population yi ñu mën di déplacer wu ñoom ci seen bopp mais aussi seen ay produits yi nga xamante ni moom la ñuy am ñu mën ko di ko transporter surtout hivernage nga xamante ni fii ndox mi dafay bari parce que yoonu ndox la parce que donc ravinement yi dafay bari léeg-léeg ñu déplacer wu du yomb mais nag ak loolu yëpp defe naa ni dina permettre ñi nga xamante ni ñooy producteurs yi surtout les femmes particulièrement ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci riziculture bi ñooy def riziculture donc ñu gën ci gis seen bopp. projet bi mu ngi intervenir tamit ci maraîchage ci arboriculture fruitière wante tamit ci mécanisation agricole maanaam jël ay matériel agricole di ko jox béykat yi. mbokk yi junjoon naa leen ko bi ñu door yi la jotaayu xibaar jàpp leen lim bi téeméer ak juróom fukk ci ay milliards ci suñu ay koppar doon na lu ñu jéggaani mu ñeel lépp lu soxal wàllu garab tax na itam ñi yëngu ci wàllu kër docteur ci la jamono moo xam pharmacien ak itam acteur sanitaire jamono yi nag ñu ngi def kéem kattan ngir daal di relancer li ñu dippee industrie pharmaceutique lañ ca jublu itam bokk na ci lu bëri ca la nga xam ne itam moom la ñuy jéggaani xaaj bi ñu mën koo amal fii ci réew bu Sénégal fii ak atum 2035 ñu teewlu ci gëstu yi nga xam ne Fatou Kiné Deme daal na koy def ci wàll wi. fukk ak juróom ñi seen xam-xam màcc ci wàllu wér-gi-yaram ay pharmaciens ñoom ñëpp nag sekk ab table ngir waxtaanee lu soxal lii ñu duppee industrie pharmaceutique Sénégal moom boppam ci wàllu garab lu toll ci fukk ci projet public wàññi nañu ko ñu ne. koppar yi ñu xayma ko ci juróom-ñeent fukk ak ñeent ci milliards ak fukk ak juróom projet yoo xamante ne privé bi la soxal loolu it ba nu ko xaymaa ëpp na 200 milliards ak fukk solo si nag mooy Sénégal moom boppam ci wàllu garab. Sur ces investissements pharmaceutiques. ci wàllu investissement pharmaceutique tey dafa jàmp ñu am lu ñuy wax souveraineté ndax nekkatul mbirum koom-koom kese Sénégal dinay faral di importer lu toll ci 150 milliards ci wàllu garab tey nag mu nekk mbir moo xam ne mënta continuer ndax dañuy woy kon di aju ci waa bitim réew dossier bi nag mu ngi ci table ministère de l'économie et des finances ndax mu mun jàppale ñi nga xam ne mooy industrie pharmaceutique yi ci wàllu financement. Dans le secteur pharmaceutique. fekk na sax nag ñu jël matuwaay bu am solo mu jëm rek ci yoonal lépp lu soxal wàllu garab fii ci réew mi. Aujourd'hui, le Sénégal a révisé. fii ci Sénégal nag saytuwaat nañu mboolem charte yi tënk wàllu pharmacie li ñuy xaar rek mooy loi bi ñu promulgué ko ndax charte boobu sax booy xool nag dafa bàyyi xel bu baax a baax jafe-jafe yi ñuy wax yépp beneen liggéey bi mooy wàllu yorin wi ndax mënutoon ñàkk ni soxli bii ñu bëgg a def tey jile ak juróom-ñeenti coppite yi ñu indi 20 projet yi ñuy tudd mu jëm ci public bi ak privé bi ñu bàyyi xel bu baax a baax li ñu duppee système de gouvernance muy yorin wi ci wàllu wér-gi-yaram
pharmacien d'officine yi nag jaaree nañu ci tamit sargal leen bu baax a baax ndax pas-pas bi ñu am ci seen liggéey. Nous sommes venus accompagner. dañu ñëw accompagner leen ndax ñun suñu rôle mooy fexe ba nga xam ne pharmacie yi dañuy am indépendance su may waxtaan nag ak ñi nga xam ne ñooy pharmacien d'officine yi li may gën a nemmeeku mooy dafa am ay discussion yu pointu yu nga xam ne dañ koy am ci wàllu woowee problème bi nag problème technique la waaye mën naa la wax madame la directrice ne waxtaan wi ñu ngi koy wéer ci ci wàllu déontologie bu am solo. C'est sur la base d'une déontologie très pointue. suqali ndefarum garab mi fii ci Sénégal bokk na ci jël matuwaay bu am solo te muy fexe ba réew mi nag dootu jéggaani garab lu bari fii ak atum 2035 maanaam téeméer boo jël juróom fukk yi ci wàllu garab fii lañu koy defaree ci réew mi loole yépp nag am lu ko mën a yombal tey jilee muy agence de réglementation pharmaceutique te bi ñu ko sosee yàggul dara. jërëjëf Kiné ci gëstu yaatu woowee nga xam ne nag amal nga ko mbokk yi ñu waxaat ci leneen mu ñeel pèlerinage marial bu Popenguine xam ngeen ne nag lépp lu ñeel wala pèlerinage li nga xam ne moom moo di njëkkum dund gi daal day gën a cher tax na itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di aji jëfandikoo gi ba ci sax ñu koy jaay jamono yi nag ñu ngi dundi ak jafe-jafe ci yooyu le jamono yónni nañu suñu ay ndaw ca diwaan bu Popenguine dëkk wu seel woowee Pape Fara ñi ngi Youssou Baro ñoo nga fa ngir amal aw reportage ñu seetaan la ñu jëlee foofee. Popenguine di bërëb bi nga xam ne fi lay catholique yi di daal di daje ngir amal lii di pèlerinage marial bi ñu jóge fu ne ci Sénégal ak ci réew yi pèlerinage bi di période boo xam ne nit ñi li ñuy jëfandikoo day sakkan lool li ñu nemmeeku ci marché bi moo nekk njëg yi dañoo jóge ci benn dem ci ñaar. cher torop boo xëyee da ngay nekk ci liggéey ba jant sox waaye doo ci génn surtout ñun détaillants yi ceeb dëwlin ñëpp moom la ñuy jooy ak meew café moom randuma tey jii moom dañoo xëy rek koo laaj café mu ne la café fukki dërëm. mbiri ñëpp seer amul lu yëmb tey si réew mi loo jënd tey bu subaa mu yokk xam nga fi mu nekk nii yëpp metti ah léegi bi doon diwlin buñ la ne tey juróomi junni ak juróom ñaar téeméer bu ëllëgee ñene la juróom benn junni metti na. jafe na ñi nga xam ne ñoo ñëw ci dëkk bi mun a lekk ñetti yoon ci bés bi li nga xam ne sax moo nekk ndékki dafa yokku. waaw ndékki moom benn essence xaw na seer trop parce que boo bëggee ndékki essence bi di nga dépassé 600 wala nga dépassé 700 ci mburu ak mayonnaise rek dafa seer waaw mburu 100 francs lañ koy jënde mayonnaise 100 francs sos soo ko ñëw xam nga loolu seer na trop ci kuy taaba moom. bagage yi ñoo seer loolaal. yokku nañ ko bu ñu sañoon duñu yokk prix yi dara liñ doon jaay rek la ñuy jaay mais actuellement bagage yi la kenn mënul jaay laal. pour jaaykat yi nag bénéfice bi daa wàcc lool naam sax nit ñi bëri nañ fii ci dëkk bi. bëriwul de dañuy jaay ba sonn da ngay xëy di liggéey ba ngoon jot ñetti mi sax da lay tey bénéfice. actuellement moom sincèrement liñ doon am ak léegi lu ñuy am niroo waaw léegi jaay bi moom doxatul dañoo bañ a toog rek mais amatuñ ci dara. comme fépp ci Sénégal rek ci Popenguine lii di njëgu dund yi moom tamit gis nañ ne am na fi yokkute bu xaw a métti loolu nag dina indi jafe-jafe ci ñi nga xam ne ñooy ñëw fii di siyaare si rawatina ñi nga xam ne ñooy jaay di ci wut bénéfice. jërëjëf Pape Fara dund gi métti na waaye ñàkkul na ñooñu di wax mburu ak yeneen yi xeetoo njaay la ñu sant waaye dañuy des ca diwaan bu Popenguine yaa nga fa ci la jamono ndax itam mënees ngaa dikkaat ci gan yi nan la ñu dikkee ngir teewee li nga xam ne nag moom moo di pèlerinage marial woowee fu nekk la ñuy bàyyeekoo ngir wutali foofee ginnaaw ba mu la nuyoo lan lañ mën a jàpp ci la jamono. jërëjëf Cheikh Diop fay naa la di nuyu mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média ñi ñuy seetaan. ñu ngi fii nag ci Popenguine nag ngir màggal 134e édition bu pèlerinage marial bi fii nag sëlëba yoonu catholique yi la muy ndaw ñi muy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk mag ñi ñoom ñëpp fii la ñuy daje ngir nag màggal li nu mel te ci loolu nag gis nga dëkk bi waajal nañ ko bu baax a baax wàllu bale set setal yëpp def nañ ko muy jullit muy chrétien ñoom ñoo ubbi seen i kër ngir dalal li nga xam ne moo nekk gan yi gannaaw ñaari at nag amaluñ lii di mars ci loolu nag ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ndaw ñi ñoom tamit waajal nañu dem jaar nañ ca Cap de Bus seen waajtaay niki noonu ñu ngi ci yoon bi di daal di ñëw ñuy xaar 22000 marcheurs wala sax dina ko ëpp loolu la ñu jàpp ci wàllu xayma ngir nag ñu daal di amal ñaan kon li nu mel
gis ngeen ko dëkk bi fees na fii ak ngeen nag yaakaar nañ ne dina gën a fees lool ñoom ñëpp ñu daal di fiy ñëw wàllu commerce bi lépp mu ngi daal di dox wàllu jumtukaay yëpp jël nañ ko gis ngeen wàllu dispositif ci wàllu takk der yi muy gendarmerie ñoom ñëpp daal nañuy taxaw daal def seen dispositif lépp luy njaay tamit mu ngi fi lépp luy wàllu taskatu xibaar mu ngi fi kon daal ñëpp a ngi fi daje dëkk bi tàmbali naa fees ngir nag màggal li nu mel xam ne nag suba moom mooy Pentecôte di bés bi nga xam ne nag ci la ñuy màggal Mariama mu sell mi la Vierge Marie kon nag fii ci Popenguine Cheikh Diop jamono ji li lañ fi mën a def gis nga nit ñi ni ñuy demee ka dikk kon loolu lañ ci mën a jàpp delloo leen antenne bi ba yeneen i xibaar ñu daal di ñëw ànd ceeg yéen ni mu gën a yaatoo lépp lu fi nekk daal dinañ ko def mais tamit lu ñu nemmeeku nekk noonu am solo xam nga ci pandémie lañ jóge waaye nag mesures yi ci wàllu masque ak li nu mel daanaka kenn nemmeeku ko fii jamono ji lu bëree bëri nit ñi takk ñu masque benn ngay gis ñu takk ay masque yaakaar naa tamit loolu la lañ ci mën a bàyyi xel bu baax a baax delloo leen antenne bi ba ngoon incha allah ci suñu yeneen édition yi ñu dikk ak yéen ci yeneen reportage ak ci yeneen xibaar yu tukkee si 134e édition bu pèlerinage marial fii ci Popenguine. jërëjëf Pape ñu di ko jaajëfal bu baax a baax waaye tam di ndokkeel bu baax a baax suñu mbokk chrétiens yi ci yile jamono ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy wutali ci yile jamono diwaan bu Popenguine junjoon naa leen ko daañu waxtaanee lépp lu ñeel njàng mi ak njàngale mi ci itam li nga xam ne moom mooy la ñu taxawal muy di rek def kéem kattan ngir guuta wi nga xam ne nag moom la ndongoy ndekk ñu daal di leen ciy jëlee tax na itam Omar Gueye la ñuy dalal moom mooy njiit bu tournée académique ak itam social maa ngi leen nuyu bu baax a baax Omar. maa ngi lay nuyu Cheikh di kontaan di nuyu téléspectateur de la télévision Futurs Médias di rafetlu invitation ak dalal bi nga ma dalal ci plateau bi pour ñu mën a aborder les questions relatives à l'actualité de la politique sénégalaise notamment jàng bi nga xam ne moom nga njëkk wàllu njàng mi ak njàngale mi ci la jamono gis nañ li nga xam ne moom moo ci xew mu soxal ñàkk déggoo ak itam gouvernement ak ñi syndicalistes yi yéen ñi nga xam ne à chaque fois yéen a ngi ut aw prox ndoll woo xamante ni dina mën a tax lépp lu soxal wàllu rëq-rëq ngeen daal di koy saafaral seen gis-gis ci loolu lan lay doon. peut-être à ce niveau de responsabilité fi ma toll nii ci wàllum cër pour ma joxe ci xalaat bu objectif dafay xaw a compliqué ndax je ne suis pas en détention d'un maximum d'informations pour mën a traiter question bu sensible noonu mais comme tout Sénégalais comme tout responsable dans ce pays li ma ci am mooy yéene j'ai de la volonté ndax moom moo yëkkati moom moo sabab daanaka projet bii nii nga xam ni moom nañu war a lancer incha allah le 11 juin au Grand Théâtre donc li ma ci am mooy yéene essayer que ñaan itam que le gouvernement du Sénégal ainsi que les syndicats des enseignants puissent trouver un consensus ba li nga xamante ni que mooy xale yi ñu mën a continuer seeni études avec un maximum de tranquillité et de sérénité saafara wàll wi moom moo leen tax a jóg tax na itam ngeen taxawal tournée académique ak itam sociale ana lan mooy but bi exactement lan ngeen ci jublu déjà par rapport pour commencer au lancement événement bu 11 juin bi incha allah samedi prochain au Grand Théâtre ñi ngi fas yéene lancer benn plateforme ergonomique à vocation éducative et sociale donc Cheikh boo déggee ergonomie mooy relation bi nga xam ne mooy dox diggante doomu aadama ak machine moo xam logiciel la wala progiciel donc li ci yéene création de cette plateforme bi mooy di ci dugal ay cours de renforcement pour faciliter la compréhension histoire géographie histoire géo ak itam li nga xam ne moom moo di mathématique képp koo xam ne da ngay def terminal nga moo xam ni littéraire nga moo xam scientifique nga moo xam gestionnaire nga boo duggee ci plateforme bi et à préciser que l'accès à cette plateforme elle est totalement gratuite maanaam du fay dara déedéet parce que ñun dañu jàpp nous comité membre du comité exécutif que xale bu tollee ci wut xam-xam amagul compétence mënagul daan dooleem kooku ëpp naa laaj xaalis donc ñi ngi leen di accompagner di leen proposer cette plateforme là pour képp koo xam ni soxla nga ko approfondir séance yi nga recevoir moo xam dans les salles de classe et les amphithéâtres des établissements moo xam privé ou public boo duggee lépp loo xam ne soxla na la di nga ko fekk sur place. leneen itam loo xamante ni ñu gis ne ay weer moom moo des ci baccalauréat ngeen amal journée philosophique boo xamante ni daa ngeen ko amal maanaam élèves yi daal di ñëw itam ci duñ dul fay dara lu uteeg plateforme yi nga xam ne taxawal ngeen ko. d'accord loolu itam dafa bokk ci activités yi nga xam ne moom moo war a enrichir journée du 11 bi parce que képp koo xam ni jóge nga sa kër bàyyi sa yitte yëpp ñëw Grand Théâtre pour participer à cette journée scientifique dama jàpp ni booy ñibbi war nga yóbbaale dara war nañ teg dara sa loxo donc pour donner plus de sens et de pertinence à ce que nous sommes en train de faire dañoo associé à cette présentation de plateforme benn synthèse de philosophie boo xam ni ça sera le professeur Songué Diouf qui va l'animer qui va dispenser cette séance là pour permettre xale yi ñu mën a réviser du début à la fin
lépp loo xam ni chapitre la te mu concerner le domaine de la philosophie qui est aussi une matière une spécialisation assez controversée donc buñ ci gisee ni war nañ ci mën a dimbali xale yi aussi on ne ménagera aucun effort mu mel ni yéen saay quantum horaire yi ngir xale yi matale ko jafe-jafe la yéen yan moyen wala yan démarche ngeen trouver à travers plateforme bi wala bokk à travers journée bi nga xam ne da ngeen koy amal ngeen amal donte lépp mënta mat li nga xam ne moom moo di genn wàll gi. D'accord, parce que par exemple pour le ravitaillement de la plateforme du moment où enseignants ak professeurs yi jàngale ci établissement yi moo xam privé la comme public ñoom ñoo koy ravitailler en fonction de l'évolution de leur calendrier dans les écoles ci nañuy accommodé wu di remplir plateforme bi comme ça plateforme bi du jël avance par rapport aux séances présentielles ça aussi c'est important aussi bëgg naa attirer attention sénégalais sur un aspect mooy que cette plateforme là du plateforme boo xam ni dafay jàngale xam-xam bi textuellement comme ce qui se passe dans les établissements c'est une plateforme de renforcement en fonction de la demande spécifique des élèves yi nga xam ne ñoom nañuy liggéeyal on va essayer de s'organiser pour fournir avec des séances très simplifiées un enseignement à caractère ésotérique wala exotérique on sait pas ça dépend des enseignants pour servir et valoir ce que de droit est-ce que yéen itam yéen ngi dem ci école yi grève bi bari na est-ce que nan ngeen def ba daal di rassembler élèves yi ñu jëm ci journée bi ñu mën koo teewee c'est très important cette question parce que boo xoolee jeunesse Sénégal dafa nekk une partie très importante et je dirais la partie la plus importante parce que nous sommes entre 65 et 70% sur le plan démographique de la population mais dafa nekk tranche boo xam ni dafa naqaree jëli donc ñun ba ñu toogee waxtaan en équipe nous avons jugé nécessaire que ñi nga xam ne ñoom nañ soxla ñoom ñoo moom plateforme il faut aller les chercher actuellement là où nous sommes entre 17 et 19 établissements dans Dakar fréquentés et associés à cette manifestation et cette tournée là est loin d'être finie parce que dañuy continuer di inviter di associer parce que c'est une plateforme qui doit desservir l'étendue du territoire national et du moment où cette journée de lancement est spécialement réservée à Dakar donc on va essayer d'impliquer les 3 inspections d'académie mooy boobu Dakar bi bu Pikine ak Guédiawaye mais aussi bu Rufisque bi pour avoir un maximum d'élèves et les faire bénéficier de ces avantages. Merci beaucoup ñu di ko jaajëfal bu baax a baax mu doonoon Omar Gueye président bu li nga xam ne moom moo di tournée académique ak itam sociale ñu wax itam ci leneen wéyal xibaar yi mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di biennale Dakar xam ngeen ne nag ci la jamono bàyyi nañ xel bépp pàcc wala boog bépp wàll woo xamante ni nag mu ngi fii ci réew bu Sénégal bi la yoon daañu taxaw bàyyi xel ci ñi nga xam ne itam dañoo am jafe-jafe ci wàllu xel yenn ci ay œuvre d'art yoo xamante ni daal nañ koy taxawal Moussa Diop bu hôpital Fann itam daal di amal aw atelier woo xamante ni nag daañ ci mën a gindeeku bu baax a baax Ibou Diouf ak Pape Sangone Mbaye ñoo teewoon vernissage bi nga xam ne nag ñu ngi ko doon amal. bu ñëwee ci béréb bi nekk ci biir l'hôpital Fann fii nag li ñuy duppee l'art thérapie lañ fiy amal fii nag ñi fi nekk duñ leen jàngal ni ñuy defaree tableau wala sax ni ñuy dessiner ku ci nekk dañ lay bàyyi ak sa xalaat. aar bi luy faj la lu jàngkat yi saytu ba nangu ko bu yàgg ñun ñu ngi koy def depuis tamit bu yàgg xëy na ñëpp xamuñu ko mais ñu ngi ci te ñu ngi gis njëriñam surtout ci wàll bi ñuy liggéey ndax aar dafa nekk espace boo xamante ne ki koy def dafay maanaam ni fireeku mën a teg ci kayit bi li muy yëg li muy xalaat ni mu koy yëgee ndax xëy na janoog nit di ko wax du yomb. techniquement képp ku jaar école des arts rek technique dafay war a nekk lu yomb si yow mais ñun lu ñu jaaxal mooy fii en général technique bi xale yi di employé yëpp yu si ëpp ay technique la yoo xam ne ñoom ñoo koy indi seen bopp et c'est ça la particularité. l'art thérapeute ñu ne nag dafay may ki nga xamante ne dafa amee feebaru xel mu gis li nga xamante ne lii di aar mën na ko amal njëriñ ngir mu mën a dellu ak sagoom. même soo doon xoolee si bind bi sax am na ñoo xam ne dinañ ñëw def ay poésie ñii di ñëw def ay slam ñii di ñëw di bind ñii di woy ñii di fecc loolu mooy expression bi maintenant su fekkee ne nag si liggéey bi la ku nekk sa technique dafa libre ñun duñu wax kenn na ko defal lii wala defal lële ku nekk daal li nga sentir moom ngay def ñu jàppale la si jox la matériel orienté la. fii ci hôpital Fann aar bi ñuy def nag dafa am solo lool ci lépp lu ñuy sukkandiku ngir mën a taxaw yile malade. beneen fànn bi mooy delloo si ko ci société bi parce que ñun suñu xeex loolu la li ñuy faj dañu faral di leen beddi suñuy malade beddi ñu sax ñun ak ñoom mais xeex bi mooy
jël suñu place ci société bi wan ne que ci société bi lañ bokk te loolu mooy particularité école de Dakar. œuvre yi ngeen di gis nag atelier d'expression bu clinique psychiatrique Moussa Diop bu hôpital Fann te ñu amaloon fa ab liggéey bu mucc ayib ci loolee la bàyyi ko loolu nag bokk tamit ci offre biennale Dakar bi ñuy amal ci biir hôpital bi le ginnaaw Dakar Ibou ñu wutali fa nga xam ne nag moom moo di ci bët gànnaar bu réew bu Sénégal xam ngeen ne xew-xew bi nga xam ne nag moom moo fa am ci jamono yi lay bokk na ci festival jazz ñàkkul ne tàkkusaanu Ndar yéen a ngi ko doon dégg boobu ak léegi moom la nag festival wi de tax na itam mu daal di dikkaat leneen loo xamante ni itam dañ ko doon nemmeeku ci jamono yi nga xam ne ñu ngi doon amal li nga xam ne moom moo di tàkkusaanu Ndar nemmeekuwaat nañu ko Habib Faye Amadou Ba ñooñu teewal ca diwaan bu Ndar Géej ñu teewlu reportage. mooy régler jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci wàllu mbënd mi. population yi nga xam ne tey jii ñoo dëkkoon Grand Yoff dañ doon gis ni nawet bu mosaan a jot nit ñi dañ daan am ay jafe-jafe yu métti ndax ndox yu bari daan jógee si ses côté foofu. wax ci festival jazz bu Saint-Louis mënta nekk te waxuloo tàkkusaanu Ndar ak siñaaram yi di défilé troupe traditionnel yi ñëw fii di fecc lii di ndaw rabin ñeneen ñi seen défilé waaye li ci gën di fës bokk na ci oto yu yàgg yi ñuy gis lii di wane ne tàkkusaanu Ndar la ñu ne. dëgg Ndar xam ni dëkku cosaan dëkku culture dëkku ñu bëgg seen bopp gëm sañse comme ni ko sanu maam yi daan defee sanu maam yi fonkoon waxtu juróom waaw fa leen fekk ak axuraan Ndar ku di wax xam Ndar axuraan. mbégte ak fierté ak xol bu neex ak Sëñ Tuubaa ak yëg-yëg ndax Ndar nii rek la mën a mel ak nii rek lay am saa su ne nag saa su ne dañuy dund mbégte. oto yi yàgg na lool bu ko ndaw ñi gisee tey téye gu baax waral na li ni mel. dañuy fàttali cosaan mais moo tax ñuy def tout pour que oto yi bañ a disparaître parce que oto yi suñ cosaan la bokk donc actuellement ça fait partie du patrimoine culturel du Sénégal. Aujourd'hui il est mondial dafa dépassé en termes d'impact sur le plan international ñi nga xamee ni ñoo ko sosoon ñu mel na ñun. ne musique dafa war a nekk loo xam ne day indi nit ñu bëri ñi nga xam ne différents culture war nañ ñëw boolewu ensemble di déglu di échanger di xarito di avancer ensemble loolu moom yëpp si la bokk si esprit wu jazz bi la bokk. la ëllëmëb xel ci festival jazz bi moo di partenaires yi la ñu yéex a ñëw dugal ci seen yoxo. te mode de financement bi ni mu demee ak les partenaires dafa baaxul ku mel ne organisation bu mel ne suñu bopp nga koy jox ay facture ñoo musicien xamul facture xam am na facture mais du doon. caaday Ndar génnewaat nañu ko ndaw ñi gën ci mën a bénéficier wu place bu Faidherbe couleur bu ne lañu fa gis ku ci nekk ñëw nga wane sa bopp ci li ñeel fanweer bi la yoon bu festival jazz bu Saint-Louis. jërëjëf Habib Faye ñu sant ko bu baax baax gërëm ko addu itam ci lu ñeel lànguk politique bi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca COJER diwaan bu Matam ci la jamono itam jafe-jafe woo xamante ni ñu ngi koy jànkonteel ñeel wàll wi ndax itam la ñu jàpp mu di seen ak loolee ñu nekk kuréel googee nag nemmeekootuñu ci aw déggoo tax na itam ñuy sàkku ci njiit yi ñu daal di nasi pexe ci wàll wi Aminata Ndiaye Ba bu COJER la ñuy teewlu ay kàddoom ci micro Hassan Ba. ñoo ñëw fii pour dénoncer situation boo xamante ne mu ngi bëgg a yóbbu jeunesse républicaine de Matam ci yooyu. Yero Pharmacie dañ koo tegoon pour mu jàppale te mission am première duñ ko tegee dañ koy wax dangaa war a dem ci responsable politique yépp nga recevoir nga dem ci ñoom ñu dem gis leen waxtaan ak ñoom. ñu jéem a xool comment s'organiser pour jàppale président de la république au niveau du département mais moom defu ko ñun ñëpp président de la république moo ñu tax a jóg ñun ñëpp te dañoo am suñu responsable politique bu ñu nekkul di leen jàppale waruñu ñëw di leen déstabiliser mais nag ñun dañoo teg suñu COJER dañoo jël suñu COJER parce que dañoo jël suñu destin en main COJER boo xamante ne COJER pour tous les leaders du département COJER bu président de la république parce que loolu mooy les bases les principes de la COJER warul nekkal fi kenn ñun nag ci tànk yooyu la ñu ñëw.
du ñàkk élément bi de daañ ci dikkaat muy ñi nga xam ne itam dañooy dund ak waylaago ci la jamono nag ñu nga woon fa nga xam ne nag moom moo di ca centre national bu transfusion sanguine ngir rek daal def seen képp kantan waaye itam def seen wàll ci li nga xam ne nag moom moo di nar wi du dara lu dul daal di maya deret comme ni ko ñëpp di defee mu ñeel banque de sang yi nag seen ak bëgg-bëgg du dara lu dul rek daal di koy alimenter bu baax a baax ka yoroon seen ak kaddu di Aminata Diallo présidente bu boobule section féminine dañu dikkaat ak moom ci micro Amadou Ba ci suñu yeneen jotaayu xibaar egsi nañ ci leneen mu ñeel li nga xam ne moom moo di wàllu tàggat yaram Mamadou Ndiaye lañ ci àndal Mamadou maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Diop di nuyu téléspectateurs yi. jërëjëf daañu wax itam ci leneen mu ñeel lépp lu soxal éliminatoire CAN 2023 xam nga ne ni ki démb réew bu Sénégal mi ngi doon amal aw jongante digganteem ak réew bu Bénin ñetti bal ci benn. ñetti bal ci benn la équipe nationale bu Sénégal démb doon dalal ñii di waa Bénin ci première journée éliminatoire CAN 2023 li ci gën a am solo na mooy ñetti bi yëpp kii di Sadio Mané moo ko daal di dugal mu nekk nag but yu am solo pour moom ndaxte baat na recordu meilleur buteur de l'histoire du football sénégalais ki nga xamante ni moo ko amoon di Henri Camara amoon 31 buts désormais léegi Sadio Mané mi ngi ci 32 buts yoo xamante ni am na ko ci équipe nationale gannaaw fukki at mi moom ki nga xamante ni mooy attaquant bu équipe nationale bu Sénégal bu mu def ci tanière bi dugal 32 buts mu nekk lu am solo lu nga xamante ni def nañ ci ab gëstu ak kii di Cheikh Sadibou Diarra. Sadio Mané dugal na ñetti but ci jongante Sénégal ak Bénin ci éliminatoire CAN 2023 yi ba tax na attaquant bi am fanweer ak ñaari but ëppale ci taarixu équipe nationale bi di beneen jaloore bii di ko may mu nekk ki gën a ràññeeku ci gaynde yi. nag moom jamono yi étoile moo tàkk amul dara loo xamante mun nañ ko génne mu nekk meilleur joueur équipe Sénégal parce que li mu fi def amul benn joueur Sénégal. nga commencé ci Bokandé nga dem ba ci El Hadji Diouf nga dem ci ñoom Fadiga c'est vrai que c'est des joueurs yoo xamante ni def nañu Sénégal lu bëri mais Sadio moom moo fi gagné Ligue des Champions en tant que sénégalais Sadio moom moo fi gagné li nga xamante ni moom mooy Coupe d'Afrique des Nations en tant que sénégalais Sadio moom la ñu doon laam-laamee mun na nekk Ballon d'Or wala kenn mënu ko nekk xam nga Sénégal jamono kenn mësul xalaat benn joueur Sénégal ba ne kii war na mën a bokk Ballon d'Or wala Sadio lañ ko wax. ginnaaw fukki at ci biir équipe nationale bi Mané mel na ni amatul lu muy prouver lenn rek dese ko di jox Sénégal coupe du monde. li des ci carrière am lenn rek moo ko desee li nga xamante ni grand joueurs yi en tout cas moom la ñuy def mu jeex mu di wàllu coupe du monde parce que pratiquement li nekk Europe comme trophée gagné na ko gagné na championnat gagné na Ligue des champions nekk na parfois même meilleur joueur foofu ci championnat bi nekk na meilleur buteur fàtte woon naa ko donc coupe du monde moo des coupe du monde nag c'est vrai que même bu gagnéwul sax su yóbbu jour bu muy yóbbu Sénégal en demi-finale dina def li nga xamante ni benn Sénégalais def ko mais aussi benn Africain def ko. ak triplé bi Sadio Mané mu ngi dëggal boppam ci wutum ballon d'or mondial bi te talaata bi rek ci diggante Sénégal ak Rwanda mën na yokkaat ay jalooreem. Mon intention c'est de faire gagner mon équipe et surtout gagner des trophées avec le Sénégal. Mané Niancho Mamadou dañuy wax itam ci lu soxal classement bi nga xam ne nag Aliou Cissé amal na ko démb Pape Matar Sarr ak itam ki nga xam ne moom moo di Pape Gueye ñoom itam wane nañ bu baax a baax seen xarañteef. muy ñaari ndaw ñi nga xamante ni démb Aliou Cissé ci bi muy def classement bi muy débuté match bi contre Bénin dafa indi lu yees ci milieu terrain bi muy kii di Pape Matar Sarr ak kii di Pape Alassane Gueye ñaari ndaw ñi nga xam ne gis nañ ni mën nañu wax rendre nañu copie bu am solo ci match bi nga xamante ni gannaaw balaa ñu doon génn ñoom nag seen taxawaay fi mu ne nii dina tax. Coach bi di Aliou Cissé sélectionneur national moom gën a xoolaat taxawaayam wala gën a xoolaat doxalinam fi mu ne nii ci avenir u équipe bi waaye tamit ci classement bi yi ñuy jëm ci match yu am solo yi nga xamante ni Sénégal dina ko jouer def nañ ci ab gëstu ak kii di Cheikh Sadibou Diarra. Pape Matar Sarr ak Pape Alassane Gueye doon ñi war a wuutu Cheikhou Kouyaté ak Gana Gueye ci équipe nationale bu Sénégal ñoo nekkoon titulaire ci jongante ak Bénin bi. chance boobu nag sàggane wuñu ko ndax laataa ñuy génn Sénégal moo rawoon 3-0. naa ni lu baax la mu jox temps de jeu ku mel ni Pape Gueye wala Pape Matar Sarr parce que équipe aussi boo ko yoree da ngay gérer ay susceptibilité parfois match de fin de saison la ci jamono boo xam ni joueurs yi sonn nañ am na ñoo xam ne joué nañ 40 50 ñii plus de 60 matchs am na ñoo xam ne fi mu ne nii seen xel lu ci ëpp.
ci vacances yi lañ koy gën a jëmale seen doom yi ñi ngi xaar seen jabar yi ñi ngi xaar c'est pas évident jàpp naa ne lu baax la mu jox temps de jeu ku mel ni Pape Gueye ak Pape Matar Sarr ci match bi. wante jàpp nañ ni noppeeguñu ngir ñàkkuloo seen mag ñi seen place. man jàpp naa ne lu baax la mu jox temps de jeu ku mel ni Pape Gueye wala Pape Matar Sarr yaakaaruma ni fi mu ne nii ku mel ni Pape Matar Sarr mën na bousculer hiérarchie bi joueur la xale la am na talent mais il faut mu liggéeyaat lu bëri gën a am expérience du ñàkk ne su demee Tottenham saison bii di ñëw dina gën a am expérience dina am montée en puissance bu ko permettre ci weer yi di ñëw wala ci année yi di ñëw mu jouer les premiers rôles ci sélection bi de même que Pape Gueye. ak lu ci mën a nekk Aliou Cissé mën na am kontante ci Pape Matar Sarr ak Pape Alassane Gueye mu doon firnde ni Sénégal am na banc lu am solo ci mondial bi ñu dëgmal. jaajëfal Cheikh Sadibou Diarra wax na dëgg Sénégal fi mu ne nii boo gisee démb li équipe bi démarré ak changement yi ci sélectionneur mooy wane ni banc bi dina am solo waaye tamit dina gën a indil mën nañu wax ne ay calcul yu am solo ci kii di sélectionneur national bi di Aliou Cissé buñ ci jógee ñu dem ci li nga xamante ne actuellement mën nañ ko waxee polémique la diggante démb ak tey fële ci stade Abdoulaye Wade ñëpp doon xaar xoolaat gestion wala samp ab laaj ci gestion pelouse bi démb nag interrogé nañ ci ki nga xamante ni mooy ministre des sports di Matar Ba ci gestion stade bi waaye tamit gis nga dañu seetlu ni pelouse bi dafa am ay ñagas-ñagas ñu dégtal leen ki nga xamante ni mooy Matar Ba ministre des sports. coow stade yàgg na waaye coow li am bii yoon bokkul ak coow la daan am parce que tey Gambie fii la gagné Rwanda fii lay recevoir fii la ñu ne am na lu ñu wax ci gazon bi am na lu ñu wax ci entretien bi nit nag da ngay wax li am. façon infrastructure yi ñu amoon ak bii ñu am bokkul kon tey fépp fu xam-xam nekk ñu mën ko jëli pour mu gën ñu jàppale ci lii dañ ko war a dem jëli te ci loolu la ñu ne ndigal yi président Macky Sall joxe moom mooy nañu fexe ba lii ñu entretenir ko ba mu mën a continuer effectivement di servir la jeunesse sénégalaise les sportifs sénégalais. côté gazon bi nag bu mu jaaxal kenn xam nga gazon moom boo ko defaree ba pare mënoo rek réceptionné ko te kenn footballul rek nga ne baax na. du ñàkk ay test il faut match yi bari dañu war a tegle sax ay match yoo xamante fii lañ koy defee pour xool balaa ñu koy livrer définitivement mu nekk loo xamante ne ñun rek suñu responsabilité la parce que ça se voit bu mu inquiété kenn nit da lay jaay oto sax da la koy toppal 2 ans wala mu jaay la portable toppal la ko 2 ans du tere jox na la ko mais da koy topp lu ci yàqu moo ko war a defal gis ngeen entreprise baa ngi fi ba léegi kon match yi bu àndee signalé loo xam dañ ko war a defaraat defe naa ne buñ ci sukkandekoo defaraat ko day nekk loo xamante dina nekk lu dëgër loo xamante dina mën a continuer di servir footballu Sénégal. voilà mu nekkoon Matar Ba wax na ko loolu la wax ci coowal pelouse beeg gestion stade bi leneen li mooy démb gis nañ tribune presse bi tamit poussière ba fa nekkoon na li nga xamante ne journalistes yi ñu ngi ko doon ñaawlu nekk na situation bi nga xamante ne xam naa ni nañ ci gën a interpeller ñii di waa fédération sénégalaise bu football bu ñu ci jógee mooy waajtaayu Sénégal Rwanda Sénégal ndaxte Rwanda mooy dalal Sénégal fii ci stade Abdoulaye Wade ci talaata bi tey jii ci suba si gaynde yi amal nañu seen séance de décrassage pour ñi nga xamante ni ay titulaire lañu woon démb ñeneen ñi dem amal seen séance d'entraînement fële ca stade Abdoulaye Wade séance de décrassage bi ñu ngi ko doon amale fële ca annexe bi nga xamante ni mooy moom la ñu jagleel gaynde yi ci actuellement temps yi fa la ñuy amalee seen séance d'entraînement yu ci ëpp loolu moo nekkoon li gën a buur ci xibaaru tàggat yaram spécial mën nañ ko waxee Sénégal Bénin bi nga xam ne démb gaynde yi am nañ ci ndam 2-1 ki dugal 2 buts di Sadio Mané. Mané Niancho Mané jërëjëf Mamadou. jërëjëf Cheikh. di la jaajëfal bu baax a baax Mamadou Ndiaye mi nga xam ne itam dikkaat na ci lu ñeel temps fort match yi nga xam ne moom moo doxoon ci diggante réew bu Sénégal ak itam beneen ñu di ko jaajëfal bu baax a baax jaajëfal leen yéen itam mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média fi la ñuy jaar yëkkati jotaay wi dig daje ngoon incha allah à partir de 19h30 dinaa fi teewaat jukki leen xibaar yi ci kàllaamay Kocc lu mooy loolee itam des leen di wéy ak suñu ay programme bu télévision Futur Média jaa ngeen jëf ñu yendu jàmm.